A221, une autre vision de la télé. Mesdames et messieurs, bonjour. Niñ leen koy defale saa su nekk di leen dalal seen émission face à l'actualité tey ñu am contentement dalal gan bu mag Sénégal bu ñu dul présenté ti à la personne de monsieur Mary Teuw Niane qui est actuellement président du conseil d'administration de Petrosen Holding, mais aussi moo fi nekkoon ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nekk aussi candidat à la mairie de Saint-Louis. Monsieur Niane, bonjour. Bonjour, maa ngi lay nuyu Samsidine di nuyu aussi suñu internautes yëpp di leen wax déwénati di ñaan yàlla atum ren wi su naree ñaaw mu gën at bi ñu weesu te yàlla def mbas mi jóge fi yàlla indi jàmm indi jokkale te aussi yàlla mun a jàppale xale yi ndax réew mi réewu xale la xale yi mun a jublu ci li ma xalaat mooy jàng am métier gëm seen bopp gëm réew mi gëm Afrique ngir seen tekki mu am fii ci biir Sénégal. tekki moom fii ci Sénégal vraiment donc mu nekk ay kii yu ay mbégte yu rafet xam naa dinañ ci xóotal lu bari ci nan la ñuy def ba yegg ci loolu fii ci dëkk bi donc comme ñu ci ànd ak aussi Samsidine suñu journaliste Samsidine bonjour. Bonjour Moustapha di tàmbalee rek balaa ñuy tàmbali ñi nuyu téléspectateurs A221 yëpp di leen di souhaiter bonne et heureuse année 2021 di souhaiter la bienvenue à professeur Mary Teuw Niane donc ñu tàmbale émission bi comme temps bi balaa moo kii. D'accord ñu tàmbale émission bi kon xam naa dañuy commencer door question yi rek monsieur Niane donc ñu tàmbalee ci tey le 4 janvier ñu xam ne le 31 janvier ki nga xam ne mooy président de la République def na discours à la nation wëlbatiku janoo ak journalistes yi tey bu ñu la doon laaj ci tënk lan moo la gën a frappé ci discours bi lan moo la ci gën a marqué. waaw xam nga fanweer ak benn décembre bu nekk président day janook askan bi wax ak moom bii day janoo boo xam ni warul mel na yeneen yi ndax at mi man su may jàpp ñeenti mbir ñoo fi jaar benn bi mooy mbas mi adduna si yëpp la law beneen bi mooy mbënn mi ñetteel bi mooy mbëkk mi ñeenteel bi nekk nawet bu baax yooyu su àndee président janook askan bi li ma gis mooy président koom bi la jox doole ndax dafa bëgg dalal xel yi ci discours am yoonu dalal xel la joxe yoonu tamit ni at mi di ñëw koom bi dana jógaat ndax ñëpp xam nañu ni ren koom bi ren su may wax ren mooy at mu passé ni koom bi dafa daanu musul daanu bu mel noonu te du fii rek réew yu bare réew presque réewu àdduna si yëpp ku nekk sa koom daanu na wante ci yoon bi ñu nekkoon moo doon fexe koom bi di gën a yokk ba àgg sax yokkute boo xam ni sooy jël pourcentage yi dana nekk ñaari chiffre wante di yoon koom bi tout était ñu am récession bon président kàddoom yëpp moo di alal bi mu dugal ci réew mi alal bi nga xam ne taataan na ko ngir ci jamono mbas mi jàppale secteur économique yi jàppale aussi néew di doole yi ngir réew mi bañ a nërmeelu te mun a nag jógaat ci à partir de 2021 man noonu laa gisee discours président discours dalal xel yi la discours ni yoon bi mu tëral réew mi su ci jaaree dana jógaat. D'accord Samsidine kon ñu bàyyi la dégg nañu li nga xam ne ci tënk moom la professeur jàpp ci discours président bi ndax jàpp nga ne am na leneen lu mu ci waroon mën a bàyyi xel wala lu mu ci waroon mën a ñëwaat ak ñoom. waaw kon ñi ñuy wax ci discours président bi peut-être moom li mu wax ci ñeenti mbir yooyu yëpp lu gën a bëri seetlu nañ ci ni président dafa am lu nga xam ne waroon na ko def peut-être defu ko si ñenn ñi lu ñu jàpp société bi mooy ci li mbirum mbëkk mi gars yi dañ doon xaar ni ñi organiser ni fi deuil national à la place de l'État te deuil national ñëpp xam nañu état moo koy organiser def ko citoyens yi jóg defal ko seen bopp ñu gis ni ci discours bii nii daf ci jël wax ci mu ni dinañ fexe ba ñi nga xam ne ñooy passagers yi ñi nga xam ne ñooy jàllale nit ñi ñu xool ni ñuy def ba arrêté leen wax ko mu taxaw massawu leen jaale leen di wax ne naqar googu noonu ñoom ñëpp ñoo ko bokk côté boobu peut-être am na bi nga xam ne nit ñi rafetlu nañ ko ci
rafetlu nañ ko ci li mu wax noonu ci li ngay wax tamit ci domaine mbëkk mi ñuy wax mbëkk mi tamit loolu noonu par rapport ak état li mu ci def ak résultat yi mu ci def yow ban njàngat nga ci mën a am. waaw day loo xam ni war nañu ci bàyyi xel ñun ñëpp ndax bii mooy ñaareelu yoon mu fesee ni mu fesee ndax amoon na ci jamono nguuru Ablaye Wade mu fes trop mais bii mën nañu wax ni moo ëpp doole ci jamono boobu man nag ni ma ko gisee mooy benn xale yi bari na ci ñoom léegi ñoo xam ni gëmutuñu ni mun nañu am alal mun nañu jàppale seen waajur mun nañu tekki ci biir réew mi loolu nag li koy faj lu bare la du rek benn mbir am na lenn lu jiitu mooy war nañu xoolaat njàngale mi ndax sooy jàngale ngay jàngale rek ay matière donte xale bi dana mokkal matière yi wante dana des yarin bi dana des gëm-gëm bi dana des tamit taxawaay bi loolu li ëpp ci suñu daara yi amuñu jàngale bu mel noonu li tubaab bi wax jàngale leadership développement personnel jàngale tamit citoyenneté loolu waaw loolu dafa war a am ngir xale bi gëm réewam doonte sa réew amul alal amul koom-koom soo ko gëmee gëm sa bopp dina am loo mën benn bi mooy jàngale tamit ay métier donte ñi doon dem gis nañu bari na ci ñu am métier jàngale ubbi tamit bunt yi nga xam ni soo yëngatoo ci dara nga mun a gis ñu nekk sa wet te mu yomb dëgg la am na ay kuréel yu gouvernement bi taxawal am na yoo xam ne sax du léegi yu mel na ay ANPEJ yu mel noonu yépp am na ay ADPME am 3FPT am na DER am na wante defe naa ni war nañu xoolaat loolu yépp man dama ko tënk ci lenn loo xam ni defe naa ni ci suñu doxalinu réew war na mën a nekk lu koy yokk mooy def li ñuy wax affaire u xëy mu nekk un plan stratégique boo xam ni juróomi at fukki at nga xam ni tënk nañu xëy bi du rek jàng mi ci la bokk mooy reen bi muy économie koom-koom bi muy secteur yépp ñu xam tey xale bi su jógee nan lañ koy encadrer ba su farloo mu mun a am xëy mbaa mu mun a taxawal këru xëy mu mun ci liggéey te ñu jox ko jumtuwaay yu mat donte suñu doole matul loolu aussi ñu mun ko di ko natt bi tax ma ni plan stratégique c'est dañ ko war di natt soo nee tey fii ak juróomi at fii ak fukki at di nga taxawal benn million ñaari million ñetti million xëy war nga ni ñetti weer yu nekk di nga natt ñaata xëy nga taxawal su fekkee ni doxul ñu xam nan la ñuy def pour jubbanti ko. mais professeur loolu des na. mais professeur suñu xoolee par rapport ak emploi yi ngay wax noonu état du Sénégal Macky Sall premier mandat bi dafa waxoon ni dina joxe 500000 emplois sur 7 ans yi 500000 emplois yooyu noonu emplois yi ñuy joxe yooyu noonu est-ce que nekkul ñoom ñoo ko war a natt balaa ñuy def yeneen promesse 1 million d'emplois ndax suñu xoolee yenn emplois yi ñuy wax comme par exemple les ASP 50 000 francs par mois loolu est-ce que tamit du problème si li ñuy wax jox nit ki xëy yéen gis ngeen ne sànq yaa ngi wax sa biir wax ne am na ñu xam ne am nañu xëy ba pare bàyyi bi xëy bi dem loolu la Sori Kaba bi mu toogee fii dafa doon wax ne emploi dafa am ak emploi décent nit ki boo koy fay 50 000 francs est-ce que bu déggee ni fee su ko demee am 200 000 du jël gaal yi dem tamit su nekkee tamit l'état du joxee emploi décent. emploi décent et valorisant. man ñaari kàddu yooyu lay jëfandikoo. emploi décent et valorisant. emploi bi war na la mun a tax li nga xam ni mooy li gën a tuuti ci loo war a def nga mun ko def. emploi bi aussi war nga ci gis sa bopp ba koo ni lii ngay def nga am ci yëkkati ko. loolu daf war a am donc loolu aussi war na am ni ñu koy jëfee te xam nga mbir mi dafa bare ay kuréel yooyu ndax lënkoo nañu
man affaire daara yu koy yor naa justement ci benn orientation bi ñu jël moo doon réforme la alignement des filières de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie nan la ñu fexee li ñuy jàngale université méngoo ak doxalinu koom-koom bi ngir xale bi su ci jógee mu mun a am xëy mais loolu dafa laaj université yi seen bopp ci seen biir soppi seen njàngale dugal nañu ci ay filières yu bare natt nañu ko sax ci jamono jooju mais mun a aussi am nu ñuy former xale yi bi ñuy xëy muy def ay incubateur ñun sax ministère bi taxawaloon na incubateur bu mag te mu ngi dox bi léegi te professeur Aminata Sall Diallo yor ko muy PSEJ programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes loolu def mais gis nañu ni yenn xale yi danañu def loolu ba pare mu des financement bi mu xaw a jafe trop surtout donte yeneen kuréel am na justement ci loolu la interpellé question la bu narul ñëw sax question bato mais comme évoqué nañ ko dañ koy évoqué benn yoon justement parce que bu ñu ñëwee tey ci question de l'emploi des jeunes bu ñu ñëwaatee ci discours président bi ñu la wax dégg nañ ci aussi mu def ci ay annonce yoo xam ne xaw nañu fort mooy benn ci DER dina génne lu toll ci 3 milliards at mu nekk pour financer justement start-up yi nekk ci côté numérique mais ci financement DER yi tey est-ce que jotul tamit ñu xool comme li nga wax ne alignement des filières de l'enseignement pour les besoins économiques donc financement yi ñuy génne di ko jox ñu ni noonu rek est-ce que jotul ñu xool nu ñu ko orienté ak nu ñu ko indiwaate ba mu mujj ci li nga wax sànq muy emploi décent et valorisant est-ce que tey dañu war di joxe xaalis bi noonu rek comme ça waaw xam nga benn man kontaan naa trop que ñu jël alal ni lii numérique bi lañ ko jagle parce que ñun ñëpp xam nañu ni buntu xëy bu mag la waxuma sax man buntu xëy man damay wax ndax damay ñaax ñi yor nguur gi di ñaax africain yi ñu leen ni numérique mooy avenir u àdduna si ñu jëm ku ci bokkul su moytuwul ëllëg ñu def la jaam donc loolu am na solo trop li nga wax tamit DER li taxoon mu jóg moo di xale bi su amee xale bi ak jigéen bi parce que DER xale ak jigéen la su fekkee dafa am projet soo demee ci ñi ñu taxawaloon te ñu war a jàppale projet yi li ñu lay laaj ci garantie dafa bari te doo ko mun a am bon DER dafa war a yombal yooyu wante DER liggéey na ay at déjà defe naa ni li nga wax war nañu mun a def évaluation bi c'est fan la affaire yi baaxee fan mooy jafe-jafe yi lan la DER mun a def ba yokk cawarte parce que taxawal këru xëy cawarte la il faut nga sawar ci il faut nga gëm ko nan la DER war a def pour cawarte bi yokk ak ñi ko gëm nan lay fexe pour mun leen jàppale te ñooñu duñu sonn di ko wuti loolu defe naa ni évaluation boobu su amee boole fekk nguur gi am na jëmukaay parce que jëmukaay bi du rek ni danañu créer tant d'emploi dafa am yoon bu ñuy jaar parce que suñu koom dafa bari wax nañu numérique bi yéen ci ngeen bokk wax na agriculture bi li fi nekk ci suuf nekk ci loo xam ni dañ koy jéggaani bitim réew te ñu mun ko liggéey fii ci biir dëkk bi te loolu suñ ko fiy liggéey xale yi dañuy am xëy mais dafa am solo su ma jëlee càmm gi rek damay jël rek càmm gi parce que doomu pël la dañu bëgg soow trop mais soow mi ñun ñii suñu ndekki suba kan moo ci ndekki soow moo xam ni fii la ñu ko rattee bariwul soowu bol bi la ñuy jëli Union européenne moo koy joxe def ci ay subventions mu ñëw fii gën a yomb suñu soow mais dafa laaj ñu soppi li ñuy wax raisonnement bi ñu inverse il faut une révolution copernicienne réew yi génn ci loolu yépp loolu la ñu def mais pour nga def ko il faut que sa askan yépp gëm fi nga jëm te loolu njiit yi dañu war a aussi tabax loo xam ni ñépp leen di gëm ni yoon bi ñu jël loolu la parce que soo naree jënd soow nag fii mais en fait mu gën a jafe professeur mu gën a jafe may ma tuuti une seconde dafa am solo trop mu gën a jafe tuuti day fekk gëm nga ni njëriñ la suñu naree defar fii oto bi
bañ a daw gën a rafet oto yi ngay jëndi bitim réew day fekk gëm nga ko nga xam ne soo ko jëndee tey ëllëg sa oto dina gën a baaxaat yi ñu doon jëlee bitim réew defe naa ni il faut ñu soppi suñu xel yi soppi suñu doxalin yi soppi ni ñuy lekkee soppi yëre yi ñuy sol soppi lu bare bare mais loolu ñi koy jiitu dama koy wax ñi koy jiitu réew yi soppeeku yépp njiit yi ñoo koy jiitu. mais professeur man su ma la déggee ngay wax damay mel ni benn opposant moo nekk ci VGC nu mu tudd di wax alors que yow da nga bokkoon si ñi nga xam ne dañoo exercer pouvoir bi pendant 5 ans ou plus de 5 ans donc soo taxawee di wax ne vision bi ngay proposé nii di nga xam ne nii dañ ko war a def xanaa kon bi ngay nekk ci gouvernement bi proposé woon ko le président. ah loolu la ñuy jéem ci enseignement supérieur vision boobu la ñu dool ci enseignement supérieur. dañu agsi fi ñu agsi ba ñu jóge fa. gis nañu te yàlla def bu ñu koy teg ñu bare dañu ni woon mënul nekk ñu bare sax xeex nañu ci xuloon def na lépp mais bu ñu fa jógee ñu bare nee nañu defoon nañu avancement yu rëy Sénégal nag noonu lay demee il faut que ñu nangu soppi yoo xam ni dafa nekk habitude dama lay jox benn exemple comme enseignement supérieur nga wax xam nga ñun ñëpp dañu bëgg suñu université yi tolloo ak université yi nekk France yi nekk États-Unis yi nekk Grande-Bretagne mais mënuñu tollook yooyu su fekkee alal bi di dugg ci biir université dafa néew ba nga xam ni étudiant bi fay dugg li muy fay peut-être kiy fay sax école préscolaire moo ëpp li muy fay dafa laaj ñu soppi loolu xam nga loolu bu ñu jamono bu ñu nee nañu jóge juróomi junni benn junni ñu jóge ci junni ñëw ci juróomi junni ñëpp nee nañu mënul nekk parce que waaw mais li ñu bëgg mu nekk dañu bëgg suñu réew bokk ci réew yi gën a mag dañu bëgg ci suñu réew xam-xam bi ñu fay jàngale mu nekk bañ a nekk xam-xamu njoogaan ndax nag ñun dañu xam li xew ci xam-xam bi ci àdduna si dañu ci bokk ci ñu koy tabax bon du ñu nangu ñu jox ñu jiite daara yu koy yi ñuy jàngale njoogaan ci suñu biir daara yu koy yi donc dafa laaj changement d'état d'esprit changement ci citoyen yi changement ci ñi jiite changement ci kilifa politique yi ak ci lépp loolu la laaj léegi changement yooyu justement tey bu ñu ko déggee effectivement li jàpp nañu loolu war nañu mën a soppi lu bari war nañu mën a indi lu bari mais tey fan lañ ko war a mën a jaarale foofu mooy question bi fan la ko gouvernement bi war a dugal foofu mooy question bi parce que gouvernance bi yàgg na investissement yi bari na mais ba léegi gis nañu ñëpp problème bi dafay am pour ñëwaat ci enseignement bi nga xam ne ci nga nekkoon léegi tey est-ce que le développement des filières techniques et scientifiques tey mënuloon nekk solution par rapport à ce problème benn fànn la ci loolu gis ngeen ni bu ñu defee lël bu mag muy concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur ñu am aussi ci beneen secteur mooy éducation ak formation def assise de l'éducation décision bi jëkk mooy nañu soppi njàngale mi dugal ci science ak technologie ak formation professionnelle ci daara yu koy lan la indi ñu créer benn mbir boo xam ne amul woon mooy ISEP Institut supérieur d'enseignement professionnel da ngay am bac nga jàng ñaari at jàngalin bi dafa soppeeku ndax fii da ngay jàng tey ci classe bi ëllëg nga dem ci entreprise bi te ni ñu lay jàngalee ci classe bi dafa méngoo ak li nga nar a liggéeyee ëllëg soo génnee moo di soo defee ñaari at yi ba nga am sa DISEP foo munti dem amul tàmbali di jéemantu da ngay tàmbali liggéey loolu coppite la boo xam ne am na tey gis naa tey ñu ngi ci juróomi ISEP yoo xam ne ubbi nañu ensuite ñu dugal université yoo xam ni dañuy jublu ci koom-koom bi ci jëkk mooy université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ndax université boobu lépp lu jëm ci mbay ci càmm ci napp ak tamit ci jëfandikoo lépp luy meññ loolu foofu lañu koy jàngale mooy université bu jëkk boo xam ni thématique la mu jëm ci agriculture donc loolu aussi soppi la pour xale yi nar a ñëw ñu mun a am xereñ am métier ndax tardement la woon xam nga 1960 soo seetee Senghor su bu muy ak Mamadou Dia bu ñuy wax priorité yu njëkk yi dañu ne agriculture mais da ngay seet ni
agriculture boobu amul woon ay école yu méngoog loolu yu mun a tax xale yi mokkal agriculture mujjantal bi ENSA moo amoon Thiès ak ENCR mu nekk ISFAR mu nekk Bambey mais su nekk jamono yi la ñu am masse critique étudiants yu bare ñu leen di lim ñu nekk ay junni yuy jàng lu jëm ci loolu loolu dafa bokk ci li am solo beneen bi moo doon tamit ci biir université yi am ñu créer fa ay filières yoo xam ni professionnel la xale bi da cay jàng métier xam nga lettre en général dañuy wax ni ñii de dañuy jàng noonu rek ay tari la soo fa jógee nga jàngale yu mel noonu gis nañu ni filière professionnelle ñëw na lettre ñëw na droit ñëw na sciences éco fac science moom kenn waxul donc loolu yëpp day indi coppite mais day indi aussi jafe-jafe yu bees parce que université yi dafa am lu ñu dugal ci seen loi bu bees bi mooy université bi dafa war a jàppale xale bi ba mu am liggéey xam nga loolu nekk ci woon mu ngi ci loi bi mais koo xam ne aadagul woon loolu tey yan université ñoo am ay service yuy jàppale étudiant bi di ko jàngal nan lay defee dossier pour am stage di ko wutal stage di ko jàppale ngir mu su fekkee am na mëbët pour taxawal këru xëy ñu ko cay tette muy incubateur yan université encore ñoo ko mun a def ni mu waree beneen bi mooy fexe ba daara yu kawe yi jege askan bi loolu li ko indi mooy numérique bi ndax numérique bi amul fu mu munul nekk looloo indi ñu taxawal université virtuelle du Sénégal te taxawalee wuñu ko ni université yu mel noonu yu nekkee ci réewu tubaab yeeg yooyu dañu indi coppite boo xam ni Sénégal rek la am mooy ENO espace numérique ouvert ndax dafa am daluwaay te daluwaay boobu dañ ko war a def ci département bu nekk léegi ñun bu ñu fay jógee tàmbali woon nañu tabax 22 ENO ci yoon waroon na am 50 ENO yi lan la xale yi dañu fay nekk mun a lënkante ak askan bi mun a gis tamit yan ñooy bëgg-bëgg askan bi ngir ñoom it seen jàng ak seen suñu bëggee taxawal dara ñu mun ko taxawal mu mun leen jëriñ donc daara yu koy dañu tàmbali woon ci loolu leneen bi mooy gëstu bi xam nga adduna si tey gëstu bi mun naa wax li ci ëpp doole gis nañ ko sax ci ñàkk yi mooy numérique bi dafa am solo trop dafa yaatu am solo mooy génétique moléculaire ndax lépp luy dund tey dañu ko mun a di ko xaaj bi agsi ci mun naa wax doom bi gën a tuuti te loolu aussi mun nañu def photo d'identité ak yooyu aussi war nañ ci am solo. par rapport ak réforme yi. waaw ñëpp gis nañ ni am na réforme yi am na ñoo xam ne ay réussite nañ mais suñu xoolee par exemple université virtuelle boobu noonu ñenn ñu bëri jàpp nañ ni échec la ndax da ngeen a mettre les charrues avant les bœufs ndax bu ñu gisee ni par exemple étudiant bi dañ koy orienté ci benn filière benn domaine bu nga xam ne mosu ko xam comme par exemple ñu jël benn kii nga xam ne Linguère la jógee wala ñu jógee Ziguinchor musul nekk en contact avec l'ordinateur ni le numérique musul yor téléphone portable ñu ñëw yóbbu ko ci benn université bu nga xam ne du nekk en contact des fois avec le professeur ñu koy jox ordinateur te balaa moo jot ordinateur bi day yàgg des fois dina toog une année yoo xam ne di ko jàng boobu noonu ñi jàpp nañu université du Sénégal tel que donte que modèle bi Sénégal dong la am vision bu baax la mais nuñ ko defee xam nga yéen da ngeen di des toujours ci njëlbeen su ñu nee njëlbeen am na jafe-jafe du ngeen topp nan la soppeekoo defe naa ni tey étudiants yi lay jëkk wax ni université virtuelle réussite la mooy ñi fa nekk ndax gis ngeen ni université bi coow dama ne la ñi fa nekk ñoo la koy wax bu jëkk ci at mu jëkk yi loolu tax ma lay wax dañu war a soppi xel yi xam nga bu ñu koy taxawal loolu tax bugguñu woon loxo tubaab dugg ci sénégalais ñoo ko taxawal ak africain amul benn tubaab bu ci dugg xalaat bi ñun ñoo ko xalaat teg ko te dafa am fu mu jaar lu bare jóguñu taxawal ko de mun naa wax université virtuelle xalaat bi depuis 2002 la xam nga 2013 lañ ko taxawal 2002 depuis 2013 lañ ko am na expérience yu bari xam nga suñu buggee développer li ñu jëkk a def mooy gëm suñu bopp soo gëmee sa bopp soo tàmbalee dara du sotti ci jamono ji américain Kennedy
bu muy wax en 1962 Amérique dana yóbbu nit mu dox ci kaw weer bi mënuñu woon def satellite fekk na soviétique yi ñooy Russie yónnee nañu Spoutnik ak Gagarine ñoom mënuñu ko woon mais mëbët bi dafa am solo ngay jéemantu ku jéemantuwul doo dem kanam. mais tamit si biir éducation boobu noonu jarul dañuy sacrifier ay xale tamit. non kenn sacrifier kenn parce que loolu dafa am solo trop tant que réglé wuñu ko suñu réew du développé soo jëlee Chine nga jël Japon nga jël Corée du Sud te ñu naw leen trop léegi il y a 10 ans 20 ans oto bu jógee Chine oto bu jógee Japon dañ doon wax njoogaan bi tey oto yi gën fan lañ jóge Chine ak Japon ak Corée du Sud jamono jéemantu boobu day bokk ci defar maa ñu tënk loolu ñëw ci deuxième point bi donc début UVS amoon na jafe-jafe amoon na ay gàllankoor yu ci lal ndax am na ñoo xam ne bugguñu woon mu am parce que amu UVS am na ñoo xam ne du seen njëriñ ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu yëpp xeex nañu ko ba yàlla tax na tey UVS taxaw na c'est la première université numérique Afrique de l'Ouest du centre et de l'Est dañu ko war a ndamoo dañu ko war a ndamoo dañu ko war a aussi jàppale ngir mu gën a réussir gis nga numérique bi ñuy def UVS tey mooy université bi nga xam ne moo nekk Sénégal ëpp filière yu muy joxe ci Sénégal soo jëlee UGB soo joxee UCAD nga xam ne ñoo ci ëpp filière UVS moo leen ëpp filière ci numérique bi pour won la rek doxalinam ak avancement donc UVS mu ngi avancé bu am na ay jàngale yu muy jàngale tey munoo ko jàng ci yeneen université yi moom rek moo koy jàngale donc jóge nañu ci raam jàng taxaw ba léegi mu ngi dow na yeneen université gis nañ ne sax am na remise de diplôme bu jot am yooyu ay kii yoo xam ne ñoo ñu génn justement donc ñu ñëw ci deuxième point actualité bi mu nekk financement des partis politiques bi nga xam ne animé na toile bi fan yi mu nekk parti Pastef bi doon def appel à cotisation pour def seeni tournée nemmeeku ñu gis ne ministre de l'intérieur dafa génne communiqué rappeler li loi bi wax ñenn ñi ne dafay tiital waa Pastef ñeneen ñi ne loo communiqué bi amul woon sensam ñeneen ñi ne peut-être ni mu interprété loi bi baaxul lan mooy sa jàngat ci loolu. waaw man xam nga nag man je suis un champion du numérique man moom lu mun a avancer loo numérique ci Sénégal ci Afrique vraiment dama ciy kontaan même su fekkee war na am jubbanti yu ñu ci def. ndax gis naa ni suñu ci tardé dama koy rappeler suñu ci tardé. yeneen réew yi danañu def jaam. te duñu ci mun dara te njaam gi mooy gën a bon njaam yi ko jiitu woon moo tax numérique bu ma gisee kii bi appel de fonds numérique bi man dama ci kontaan parce que dama considérer ni innovation la ci parti politique yi que ñu wut xaalis ci askan bi nekk Sénégal ak bi nekk bitim réew ci noonu ndax numérique bi dafa am benn avantage bu am solo mooy la transparence et la traçabilité surtout ça donc ñaar yooyu dafa ci am solo trop donc man côté innovation bi laa gis dëgg seetuma côté loi bi ndax demuma lire lan la loi bi wax ak ñoom seen man innovation boobu daal neex na ma d'accord donc kon est-ce que tey communiqué bi nga xam ne ministre bi génne na ko amoon na jariñam bu dee waaw man liiruma loi bi donc mënuma xam lan la ci wax ak yooyu man damay wax ci sama taxawaay ci Afrique xalaat ni war nañu fexe ci lépp lu ñuy doxal ñu fexe dugal ci numérique bi ndax dana nekk loo xam ni benn day yemale numérique day yemale man def naa ko bu ma nekkee ministre Campusen lu tax ñu bari doon ko xeex mais yemale bi la amul doomu président amul doomu ministre amul doomu député amul doomu ko am xaalis wala doomu jàngalekat nga nekk xale bu nekk fongu limbi nga am note yu baax Campusen da lay classé devant ñeneen ñëpp te kenn mënu ci dara numérique bee ko indi su doon dossier niñ ko doon tegee xale bi dañ koy dindi teg ko fële indi ñi nga xam ne am nañu loxo yu gudd ñu teg leen numérique bi day yemale numérique bi day jox aussi ku nekk am chance le maximum pourquoi ENO yi am solo
mais xale jigéen yu bari seen jàng day yàqu. parce que seen waajur yi bëgg ñu jóge fi ñu dëkk. mais su ENO bi nekkee sa département xale bi mën a toog ci kër gi di jàng. loolu aussi dafa am solo trop. donc numérique bi aussi day tax soo buggee lañ bat mu yomb. parce que procédure bi yëpp mën nga ko suivre ba xam mbir mi nan la jaar. donc loolu tax ma ni numérique dafa am solo trop. donc appel le fond bi nga xam ne waa Pastef nañ ko à travers le numérique c'est quelque chose à magnifier selon vous. man de c'est une innovation je salue les innovations numériques loolu lay wax. donc d'accord. maintenant léegi bu ñu xoolaatee tamit ci biir communiqué bi dañu rappeler loi bi mu nekk loi boo xam ne tamit lu yenu maanaa la mooy financement parti politique yi war nañ koy saytu. ndax gis nañ ne tamit déstabilisation pays yu bari jaar na ci financement yi. donc loi encadrement bi du ci dara mais tey dafa am lu ñu jaaxal ci biir communiqué bi dafa waxaat ne adhérents nationaux yi ak sympathisants nationaux yi ñu jàpp ne peut-être jalgati wala ñàkk a comprendre am na ci bu ñu naan dañu exclure Sénégalais de l'extérieur yi bu dee sympathisants nationaux wala adhérents nationaux jàpp nañu comme nationalité sénégalaise la te foo nekk ak sa nationalité tamit permettre na la nga am droit foofu. kon tey est-ce que jaroon na ñu indiwaat coow lii yëpp vraiment. xam nga yaa ngi dellu si Samsidine lay tooñ ci xam nga wax sax devise UVS foo nekk foofu la. foo nekk foofu la numérique bi loolu lay indi xam nga Sénégalais de l'extérieur yi dañuy voter. dañuy contribuer tamit si l'économie sénégalaise dañuy voter suñu waxee affaire élection. économie bi li ñuy indi en tout cas ñiy natt économie dañu ni moo ëpp li nga xam ni partenaire au développement yi dañ koy dugal ci suñu économie donc masse bu am solo la te gis nañu aussi parti yu bare ñu wax ko ci kaw wax ko ci suuf am nañu tamit ñu leen jàppale nekk ay sénégalais de l'extérieur te defe naa ni lu normal la daal soo nekkee sénégalais de l'extérieur war nga fexe sa réew nga liggéey ci donc liggéey ci aussi bokk nañ nga bokk ci jongante yi nga bokk ci xalaat bi nga bokk ci tànn ñi nga xam ni ñooy jiite ëllëg walla ñooy dogal ëllëg donc ci man sama xalaat daal mooy d'ailleurs ñun on l'avait defoon nañu ko parce que jamono bu ñu nekkee ci ministère enseignement supérieur avant loolu soo xalee sénégalais yi juddoo bitim réew du am possibilité am bourse mais ñun dugaloon nañu sénégalais de l'extérieur doomu sénégalais de l'extérieur am bourse ni ko doomu sénégalais yi nekk Sénégal am bourse et ça c'était même une instruction du président de la République donc defe naa ni li am solo wax nga ko au début financement parti politique war nañ ko saytu parti yëpp war nañ ko saytu xool ndax alal bu ci warul rax na ci kooku moom nguur gu nekk da ko war a ci jumtuwaayam la bokk ci mbiram la bokk maintenant participation sénégalais de l'extérieur moom defe naa ni dafa war a nekk comme sénégalais yi nekk ci biir réew d'ailleurs defe naa ni amul distinction. d'accord léegi peut-être professeur su li ñuy wax foofu noonu xam nga 2016 dañoo voté woon benn loi référendum ñu nga xam ne réforme des partis politiques ci la bokkoon ministre bi ñenn ñi jàpp nañ le fait que muy génnee ay loi di rappeler alors que ni am na ay textes yu nga xam ne carrément ni dafa war a réguler fonctionnement et organisation des partis politiques loolu la waroon def balaa muy génnee fii ay communiqué di rappeler naan ñii war nañ am nañ droit def nangam amuñu droit def nangam moom dañu war a jël loi bi nga xam ne référendum bi nit ñi voté nañ ko ñu appliqué ko parti politique yëpp yem ndax si su ma déggee Aly Ngouille Ndiaye mosoon nañ ko interpeller en tant que ministre de l'intérieur ci li jëm ci parti politique yi bu ñu koy wax ne ko parti politique yi ndax ñëpp ñu ngi nekk en règle loi bi li muy wax ndax ñu ngi koy def mu ne bis bu ñu appliqué woon loi bi Sénégal parti politique doo fi des kon ce qui veut dire que ne l'état ci boppam dafa fayir ci mission boobu noonu donc est-ce que kon Aly Ngouille Ndiaye en tant que ancien ministre de l'intérieur su waxee loolu ministre de l'intérieur génne communiqué bii di wax day rappeler à l'ordre benn parti politique yoon la. waaw xam nga li nga waxee nii dafa mel na xam nga nu mu koy waxeeti encore am na kii wolof bi laa doon jëli. moo gën a kii mooy kuy digle càngaay. waaw du sa digle càngaay c'est-à-dire xam nga am tey binduwaayu parti soo ko seetee bu baax ak sart yi lal parti
am na safaan. loolu moom ñëpp gis nañ ko. te état waroon ko régler. yëpp gis nañ ko. mais état li mu war a régler dafa bare. damay jël rek seen métier bi. journaliste. seen métier journaliste. état li mu ci war a régler bare na. baax sax xëy bi. bare na soo jëlee affaire suuf si. ci suba sax bu may ñëw rajo bi ma dégg affaire loyer yi. yu mel noonu donc dafa bare bi nga xam ni yenn saa yi état aussi day indi masla boo xam ni ngir réew mi mun a dem mun a dox ci masla boobu yenn saa yi ki fa nekk peut-être am loo xam ni moo gën a fees bëtam mu wax ci loolu aussi mun na nekk. defe naa loolu aussi duñu ko mën a bañ. maintenant question bi mooy nan la ñuy fexee ba parce que am na dialogue politique. dialogue politique bi soo seetee benn ci point bi nga xam ni am na safaano mooy par exemple li ñuy wax leader chef de l'opposition. chef de l'opposition. ba léegi kenn mënul décider ban yoon la ñu war a jaar. benn chef de l'opposition. financement yi tamit defe naa ni parce que mënoo jóg rek nga ni financement yi nii la. defe naa ni dafa war a am diisoo. ñépp ñi ko seq mun ko diisoo mun a am peut-être kuréel boo xam ni dana ci mun a wax ba kenn du ci am comme on dit loo xam ni di nga yaakaar ni dañu la ko def te warul woon. d'accord léegi ci tënk pour ñu jeexal point boobu ndax yow tey boo nekkoon ci place su Antoine Félix Diome bi en tant que ministre de l'intérieur di nga génne communiqué boobu pour rappel ci en face appel de fonds Pastef. nekkuma nag place te ministre intérieur dafa jafe dafa jafe lu tax ma wax dafa jafe ministre intérieur dafa am ay services. yu bare yu ko wër yu koy xelal yu koy jox ay information yu mel noonu moo tax doo xam lu tax mu wax loolu man li may wax rek mooy quelques questions de principe. mais ki fa nekk am jumtuwaay yoo xam ne awma ko xam loo xam ne xawma ko mënuma ci wax donc. mais est-ce que lu gënoon yomb comme li nga wax innovation yow da nga koy magnifier. li gënoon a yomb moo nekkoon par exemple ñu ni leen da ngeen di def peut-être texte bi 89 la dafa yàgg peut-être méngootul peut-être ñeneen ñi mën nañ jàpp ne méngootul ak jamono bu ngeen paree en tant que le ministre de l'intérieur mu saisir leen ne leen andil leen ma traçabilité bi ndax actuellement on a nu mu tudd numérique la dinañ mën a xool fonds yi fu mu jaar kan ak kan ñoo ko dugal traçabilité bi ñu vérifier traçabilité bi comme bi nga doon wax sànq suñu vérifier ñu xool ne lii c'est des sénégalais yu nga xam ne ñoo ko joxe amul benn lobby étranger bu nga xam ne dugal na ko ci ñu bàyyi leen ñu continuer. mais waaw xam nga Sénégal am na quand même ay institutions. parce que loolu aussi dañ cay bàyyi xel. def naa souvent su amee problème yu mel nii. dañuy fàtte institution yi am. ndax ak ministre de l'intérieur gouvernement yu mel noonu dañu jël ay actes. mais actes yooyu mun nañu ko attaquer ci parce que am nañu cour suprême. yoo xam ni am na ay chambre yoo xam ni soo fa demee mun nga ko attaquer. su fekkee ni ay décision la yoo xam ne dañu dal sa kaw defe naa ni yooyu aussi war nañ ci bàyyi xel parce que loolooy tax aussi démocratie di dow institution bu nekk dool sa rôle jouer sa rôle te ku nekk aussi wóolu institution yi ngir su benn institution defee loo xam ne yaakaar nga warul nga mun a dem ci bi nga xam ni mun na koo gàgganti fekkee dafa gàgg mu jubbanti ko donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel. d'accord justement kon xam naa noonu la ñuy jeexalee point boobu ñu dugg ci deuxième point émission bi ñu rappeler ni yéen a ngi en direct seen émission face à l'actualité ñu dalal ci monsieur Mary Teuw Niane justement di ci ànd ak Samsidine donc deuxième point bi Samsidine dañu koy jagleel la gouvernance d'une manière générale tey jii mais bu ñu rappeler ne yow tey ñëw nga fi tamit ci casquette PCA président conseil d'administration bi nga xam ne mooy Petrosen Holding di société nationale pétrole bu Sénégal bi tamit bu ñu wax ci gouvernance dañuy dugg ci suñu gouvernance pétrole et gaz bi nga xam ne feeñ na Sénégal tey bu ñu ko doon ñëw mën nañ ñëw ci benn ponk bi nga xam ne moo gën a fës ci actualité bi muy loi d'utilisation bi nga xam ne président wax na ko ci xaalis bi mais balaay loolu Petrosen bi nga xam ne PCA ga tey lan la ñu mën a càppe lan mooy pouvoir Petrosen ci gestion pétrole Sénégal.
waaw xam nga Petrosen société kër la woon boo xam ni da doon gëstu pétrole bi ak gaz bi loolu doon njalbeenam te loolu doon liggéeyam ba yàlla def ci ñu njëkk am gazu bi nekk Gadiaga après nag mais boobu taxu ko bare trop ci mujjantal bi la ñu am pétrole ak gaz te tey ñu am ñetti béréb yoo xam ni am na pétrole bu am solo ak gaz bu am solo muy Ndar ci biir géej bi mu nekk suñu diggante ak Mauritanie ci biir géej bi ñu am jugement gaz bu am maana ñu jóge fa dem ci biir géej ce côté ñu koy wax Rufisque profond ñu am fa aussi benn jugement bu am solo pétrole te am na tamit gaz mu am tamit beneen fi tolloog Kayar ci biir géej gi ñu am fa tamit pétrole ak gaz bu am solo loolu dafa soppi gis-gisu Petrosen ndax looloo tax président de la République jël motuwaay ngir Petrosen ñu soppi ko léegi dootul nekk rek société boobu mu nekkoon parce que weesu na ko léegi day nekk groupe léegi ci tàmbali bi dafa am Petrosen Holding mooy ndey ji ensuite Petrosen EP mooy ki nga xam ni mooy wut pétrole ak gaz di ko tamit dindi ci biir suuf si mbaa ci biir géej gi ngir ñu mun ko jëfandikoo mu am Petrosen Trading et Service mooy bi nga xam ni moom mooy yor njënd mi ak njaay mi moom mooy yor distribution bi ci muy pétrole bi muy gaz bi loolu mooy ñaari yu jëkk yi ñaari doom yi filiales yi dana am tamit sûrement yeneen filiale yoo xam ne danañu ci topp parce que soo génnee pétrole bi ak gaz bi suñu buggee Sénégal jëm kanam am doole parce que li président bi gis mooy na suñu Petrosen bi nekk comme lu mel na Petronas bi nekk Malaisie te am doole bi nga xam ne sax Formule 1 bi sax tey ñii di gagné Formule 1 moom moo leen di sponsoriser mu mel na société bi nekk Angola mbaa Nigéria mbaa Algérie mbaa Brésil danañ am tamit ay pétrochimie loolu aussi dana ñëw ak yeneen dana ñëw donc Petrosen dafa ëmb loolu yëpp pour nekkal réew mi ci gëstu bi ci xëcc wëgg pétrole bi ak gaz bi ci soppi ko ndax bu leen fàtte ni Petrosen actionnaire moom moo ëpp action ci SAR ci société africaine de raffinage donc Petrosen mu ngi fa donc Petrosen mooy nekkal réew mi ci loolu donc Petrosen tey mooy jokkalante xam ngeen ni ku ñëw wut pétrole ak gaz ci suñu réew Sénégal déjà ci li ñuy produire bokkul ak li nga xam ni Sénégal ko moom parce que production boo gis xam nga nit ñi dañuy yem rek seen xel ci li ñuy wax capital bi mais dañuy fàttali production boo gis am na loo xam ni Sénégal ko moom moo ko moomal boppam soo jëlee ñu par exemple 100 barils de pétrole bu ñu produire Sangomar lu ci ëpp 40 barils Sénégal ko moom kooku bokkul ak li nga xam ne société bi koy exploiter moom moo koy dowal que les 60 yi rek lay dowal la Sénégal ko moomal boppam dégg nga loolu dañ ko fàtte soo jëlee Sangomar gaz bi fa nekk kenn kii Sénégal ko moomal boppam dégg nga loolu bokkul 100%. gaz Sangomar bi gaz boobu lu fa rot ci gaz ñoo ko moomal suñu bopp à 100% bokkul ak li nga xam ni dañ koy séddoo ak ñi ko wuti woon te nekk société. donc kon Sangomar Sénégal moo koy exploité boobu moo ko moom. déedéet dañ koy boole. Sangomar Woodside mu ngi fa. Woodside mooy ki fa ëpp doole. moo ëpp doole waaw. boole Petrosen ñun 10% capital bi la ñu amoon. léegi yokk nañu ko ba mu dem 18% di capital ndax loolu code bi moo ko joxe donc def nañu suñu wareef ba jot ko léegi nag xam nga loolu du totalité bi loolu laa bëgg wax d'accord téeméer yi kooku 60 damay méngale rek 60% yi la mais 40% yi ñoo ko moom pétrole bu ñu moomal suñu bopp la dégg nga bokkul ak lële
donc loolu dafa am solo trop xam ko boole gaz bi foofu. ci foofu à 100% parce que gaz bi dafa ànd ak pétrole bi dañ koy jëfandikoo pour mun a génnee pétrole bi mais aussi dañ koy jëfandikoo pour ñu mun ko jëriñoo donc loolu Petrosen dafa ñuy représenter foofu yëpp. d'accord ñu def benn point rek. juste pour leeral loolu. bu ñu déggee dañ jàppoon ne. man tey mu ngi doog a leer may dégg benn partie bu ñu ne 100% Sénégal moo ko moom parce que dañu doon jàpp ne société d'exploitation yi ak Sénégal ñooy séddoo wala sax ñoom ñoo ci ëppale. li ñuy séddoo nan la ñu demee waaw nan la ñu demee ba 100% yooyu Sénégal moom ci ban procédure nan la demee daal. non ci kii bi la ci code pétrolier bi la. parce que dañu code pétrolier Sénégal bi. dafa soppi code pétrolier yi amoon ci réewu Afrique yi te mu normal Afrique parce que bu njëkk loolu amul woon loolu dañuy jël rek mbir mi ñu séddoo ko ci pourcentage yi mais suñ ko séddoo ci pourcentage bi su pétrole bi yéegee su wàccee day am jafe-jafe yu méttee métti moo tax dafa am partie boo xam ni nature la ñun ñoo ko moom lëlee nag la ñuy jaay suñu ko jaayee ci loolu la ñu am 10% 18% mun na ko sax ëpp parce que code bi may na mu mun ko ëpp. d'accord mais loolu xaalis la laaj. parce que capital la. xaalis la laaj. donc il faut nga wuti xaalis. donc suñu comprendre. oui Sénégal ci pétrole ak gaz bi dafa am partie boo xam ne moo ko moom brut. am partie boo xam ne léegi li ñu naan 10% lañ ci am mooy beneen partie bi ñeneen ñi moom te war ko jaay. exactement. ok loolu moo am dafa am solo trop comprendre ko parce que souvent defe naa ci xalaatu nit ñi ak dañu xalaat ni lépp la ñuy jël ñun 10% rek la ñu ci am wala 18% rek la ñu ci am defe naa ni du noonu c'est valable pour le gaz c'est valable pour le pétrole. En fait professeur est-ce que doo leeral par rapport ak mbir bi ñuy wax ne 10%. 15% 18% ndax 10% la woon dafa jóge 10% dem 15% jóge 15% dem 18% wala nu mu demee côté boobu noonu est-ce que boo ko mën a sooy wut soo ñëwee di wut xam nga wut moom mun nga am mbaa nga ñàkk am parce que looloy jafe-jafe pétrole ak gaz looloy jafe-jafe sax njalbeen bi nit ñi duñu sawar foo xam ne kenn di foofu pétrole ak gaz ñëw fa ndax wut bi rek xaalis bu dul jeex du xaaj la du mbiru fukki milliards ñaar fukki milliards ay mbiru téeméeri milliards la pour wut bi rek léegi soo wutee ba pare sooy wut dañ la wax ni soo amee suñu dindee li nga xam ni Sénégal ko réew mi moo ko moom li des Petrosen am na ci 10% minimum Petrosen mun na dem ba am 18%. yenn saa yi sax mun na dem ba am lu ko ëpp. parce que kenn su ci bokkoon jóge fa mun nañu jël partie ci li mu am. donte am nañu xaalis bi ñu war a teg. donc nekkatul ay barème yu fixe. waaw nekkatul c'est-à-dire que loolu minimum la. 10% yi minimum la. loolu def sañ-sañ la dañ ko am. yokk ci nag mun nañu dem bi 18%. xam nga su mais leneen li ñeneen a ko bokk. mais ci ñeneen ñooñu su amee koo xam ne dafa foo jóge li mu fa bàyyi su fekkee ñun am nañu alal bi pour jënd li mu moomoon bi dañ koy jënd. mun nañ ko jënd dafa ñu yokk loolu aussi mun na nekk mais li ñuy def capital bi mooy li nga xam ni loolu la ñuy jënd di jaay te consortium bi bokk ko loolu. léegi am na loo xam ni consortium bi bokk ci alalu réew mi la léegi suñ demee ci problème kii Sangomar boobu noonu dañ na dégg ay temps ñu doon wax ne Sénégal dafa bëggoon a tripler ses parts ñu demee noonu. balaa question boobu nga baal ma sams mu ñëw ci benn leeral comme ni ñu xamee léegi ne Sangomar côté boobu wax nga ne gaz bi 100% nañ ko moom. ak yenn parties yi. est-ce que tey li nga ñu limal. ci li nga xam ne mooy point pétrolier ak gazu sénégalais. est-ce que mën nañ xam ci puits bu nekk wala ci champ bu nekk lan la fa Sénégal am ci côté part. ñu jëlee Grand Tortue ay Mékhine. non yëpp am na contrat. xam nga soo jëlee Grand Tortue ay Mékhine boobu ak BP lañ koy liggéey. te tey dafa nekk bokk. parce que Sénégal ak Mauritanie. ñoo ko bokk. lu fay wàllu Sénégal. léegi Sénégal ak Mauritanie 20% la ñu am. ku nekk ci li nga xam ni moom la ñëpp bokk. 20% la
Sénégal am 10%, Mauritanie am 10%. dégg nga mooy li nga xam ni ñoom la ñu bokk. mooy pétrole brut bi nga xam ne ñoo ko moom. waaw mooy li nga xam ni ñëpp ko bokk. des nag gaz la foofu gaz la. des nag li nga xam ni Sénégal ak Mauritanie ñoo koy séddoo mu nekk seen moomeel. fu nekk noonu la demee noonu la demee. d'accord donc grand toy toy Mehim bu ñu comprendre ci lépp ci global bi Sénégal ak Mauritanie ku ne am nga ci 10% am na beneen séddoo bu ci topp boo xam ne ku nekk peut-être mooy partie bi ngay wax suñu jaayee ba pare seen revenu bi ñu ci am. non c'est différent defe naa comprendre ba léegi. xam nga tey ma wëgg téeméeri barigo. téeméeri barigo yi man am na loo xam ni maa ko moom ñu génne ko teg ko fële. loolu ci lan la toll parce que. waaw Sénégal quoi lim ci moom ci barigo yi. loolu la mun a wax mooy Sangomar. Sangomar au minimum am nañu 40%. loolu ñun ñoo ko moom. d'accord ñun ñoo ko moom. kooku limaale wuñu ko ak lële. tu comprends limaale wuñu ko ak lële. kooku ñun ñoo ko moom. te loolu mooy xam nga soo seetee da ngay jël sax réew bu mel na ay Nigéria yooyu xam nga mun nañu jaay pétrole ak pétrole te prix bi mun na néew lan moo indi mu koy def prix bi néew c'est que lu mu moomal boppam la prix bi mun na néew ñu nit naka noonu lay nekk pétrole boobu suñu ko jëlee suñu ko joxee SAR transformé ko tey pétrole boobu Petrosen Trading et Service distribué ko ci ay station su ko distribué Petrosen Trading et Service mun na ko jaay lu néew loolooy indi ñu mun a jaay ci biir réew mi njëg bu néew. donc dafay mën a mooy loolu ñuy mën a permettre yenn coûts yi wàññeeku fii ci Sénégal. exactement foofu la jóge mënul jóge ci lële. d'accord parce que lële ñoo ko bokkaale donc bénéfice la ñëwut lële ñun ñoo ko moom jënduñu ko dañu ko moom donc mun nañ ko transformer dugal ko ci marché bi di ko jaay suñu ko jaayee mun nañu wàññi njëkk yi suñu looloo gën a tax Petrosen Trading et Service nekk. ci loolu noonu sax laa lay interpeller directement tey jii Petrosen Service wax nga ko léegi mu ngi dem ci vente ci transformation. ñu am ci lu toll 40% bu ñu jàppee Sangomar kese ci wàllu pétrole. tey jii lan mooy projet bi dans le futur ci côté service ci côté transformation bi nga xam ne day dem ci population sénégalaise bi. waaw xam nga mun naa la wax lenn duma la ko wax lu bari parce que day loo xam ne aussi c'est stratégique. ndax du suñu Petrosen Trading et Service rek moo nekk ci dëkk bi di toppatoo yu mel noonu wante dama lay wax rek li nga xam ni mun nañu ko yaakaar mu ñëw lenn mooy nga jënd super bi mu wàññeeku nga jënd gasoil bi mu wàññeeku soxna bi di jënd gaz butéelu gaz bi mu wàññeeku beneen bi mooy Sénélec bi war a def électricité ci réew mi mu mun a def électricité ndax gaz bi dool turbinam njëg bi day daan mu mun a économiser mun a defar électricité ci fu nekk ak yooyu beneen bi mooy ñu taxawal pétrochimie suñu taxawalee pétrochimie bi ñu am suñu usine yoo xam ne dañuy soppi pétrole ba gaz bi def ko engrais béykat yee koy jëriñoo mu ànd ak suñu engrais phosphate bi béykat yee koy jëriñoo mais man li ma ci gën a gis mooy beneen saut technologie ci suñu mbéy parce que suñu mbéy dafa topp trop taw su tawul duñu béy ci lu bari or ndox maa ngi ci biir suuf mais ndox mi il faut ñu jëli ko il faut tamit ñu yaxanal ko li koy yaxanal mooy def ay tuyaux yooyu pétrochimie moo koy def soo demee ñi mus a dem îles Canaries gis ngeen ay même Espagne ak Europe yëpp culture sous serre dañuy def ay mbaar di béy ci biir lu nekk parce que mun nañu def numérique bi tax na ba mun nañu def température yi ñu soxla mun nañu def mu tooyee ni mu soxla mun nañu jox gàncax bi li mu soxla nutriments yi mu soxla loolu aussi tant yooyu ci pétrole la jóge pétrochimie moo koy indi donc loolu aussi dana mun nekk njëriñ
ci mbéy mi mu tax ñu mun a béy loo xam ni peut-être que doon nañ ko béy fii mais rendement bi doyul ñu mun a am rendement yu am solo man gis naa réew mu mel na Maroc tamaate mun nañu am ci benn hectare presque 300 tonnes de tomates ci benn hectare donc loolu dafa am solo trop suñu ko indee loolu pétrole bi mun na ko indil Sénégal moo tax ñun pétrole bi ak gaz bi ci Petrosen dafa war a nekk levier pour le développement économique du moom rek mooy njëriñ li indi njëriñam mooy mu tax yeneen secteur koom bi mun a développer wu. utiliser xaalis bi développer ci yeneen secteur développer ci yeneen secteur suñu nee électricité xam nga numérique ñëw na ndax foo def électricité mun nga fa indi internet haut débit soo indee internet haut débit njàng mi mun na fa gën a yokk ndax mun nga am jàngalekat yu macha allah yu baax mais fi ñuy nekk gis nga xam nañu li ci ëpp Ndakaaru lu ñuy nekk mbaa ci dëkk yu mag yi mais soo fa indee internet ñooñu di fa jàngale xale yi nekk fële mun nañ ci jëriñu donc loolu yëpp da koy yokk donc levier la war a doon et Petrosen ci loolu lay liggéey mu nekk levier pour développer yeneen secteurs yi. d'accord donc contrairement ak li ñu mën a jàpp parce que ñu ngi dégg souvent ñu naan pétrole bi duñ ko gis mooy waxtaanu rue yi un peu partout donc mën nañu jàpp ne tey effectivement bu ñu comprendre li nga xam ne ci pétrole bi d'abord 10% yi kese lañ ci am loolu benn partie la xam ne c'est le minimum mën na évoluer mën na yokk mais Sénégal aussi am na pétrole boppam bi nga xam ne bu ñu ko exploité ba pare Petrosen holding moo koy gérer te mën na nekk ay services yu ñu mën a ingérer après tamit bu ñu mën a injecter après ci biir population bi mu wàññi njëkk yu mel ni courant yu mel ni essence yu mel ni gaz mais aussi am na tamit développement d'agriculture à travers pétrochimie bi nga xam ne moom nga ko wax mu nekk ay mbir yu bari maintenant dafa am nag benn partie boo xam ne dañ ko doon attaqué lu bari mooy les contrats pétroliers xam naa ne peut-être yu ci bari fekkul ne nga jël service foofu mais tey est-ce que mën nañu comprendre lan mooy pouvoir parce que wax nga ko léegi ne Petrosen mooy lëkkale Sénégal ak ñiy ñëw di signé ci ay contrats pétroliers lan moo ci seen pouvoir wala lan moo ci nu ma ko mën a laajee ban teg bët la ci Petrosen am Petrosen te bëtam mooy moo am technicien yi donte ministère bi yor pétrole ak gaz énergie pétrole ak énergie am na ay techniciens yu mel noonu mais technicien dëggantaan yi mun nañu wax ni Petrosen moo ko yor donc Petrosen tamit société la moo di dafa am sart yu muy jaar sart yooyu moo di am na ay direction générale am na un conseil d'administration donc suñu waree adopter yenn yi il faut mu jaar ci yoon yi mu war a jaar ci société bi pour que société bi mun ko nangu donc loolu yëpp ci contrat pétrolier Petrosen def na ci rôle bi mu ci war a jouer dégg yoon en tout cas jox na Petrosen loo xam ni mun na ci jaar pour que contrat yeeg yooyu yëpp mu am ci kàddoom ndax am na ay kuréel yoo xam ni ñoo koy daganal donc loolu am na ci Petrosen ci soog coppite bi man président mu ngi ma nommé ci jamono coppite bi donc 6 mai donc actuellement c'est nan la ñuy def ba teg bindin bu bees bu Petrosen dugguñu ci ay contrat yu mel noonu amagul ay contrat yu bees yu ñëw ak yu mel noonu actuellement mbir mi mooy nañu taxawal société bi ba mu méngoo ak li mu war a nekk ëllëg ndax su loolu amul li ñu ci mëbët peut-être que du ñu am bu lépp donc il faut ñu bind bu war. loolu nag nan la war a mel liggéey ba Sénégalais yi jariñu ci Petrosen à travers pétrole liggéey jox naa la rek benn misaal ndax suñu ne bugg nañu Petrosen nekk lu mel na Petronas defe naa kenn du werante ci àdduna si que société bu am doole la société bu am taxawaay société aussi buy dimbali Malaisie lu bari parce que li am solo mooy Malaisie ak ñun yàlla moo def soriyantoowuñu trop ci amu pétrole ak gaz donc loolu xam nga dana mun nekk koo xam ne mun nañu ko roy parce que niroowuñu ak Nigéria moo ñu ëpp fuuf niroowuñu ak ay Arabie Saoudite ak yu mel noonu ñooñu ñu ëppale fuuf mais kële xaw nañu méngoo ak moom am donc mun nañu gis ñoom nan la ñu doxee ba ñëw fi ñu nekk tey ñun ñu xool ci
indi coppite yoo xam ni mooy tax Sénégal ndax taxawaayu Sénégal du taxawaayu Malaisie coppite yooyu su amee bon dana mun a tax ñu agsi foofu donc loolu mooy tey liggéey bi nga xam ni ñun ak directeurs généraux yi ak ministère du pétrole et de l'énergie ci la ñuy liggéey ngir taxawal d'abord gouvernance bi ndax suñu ko taxawalee bon mun nañu jëm kanam ndax lii ñëw fi ak at ñaari at dafa am solo trop te war na ñu lal gouvernance bu dëgër bu taxaw war na aussi tàmbali nañu gis naa Bachir Dramé mu ngi ñëw lu bari ci télé yi ak yooyu mooy directeur de la communication gën a expliquer nit ñi lan mooy liggéeyu Petrosen lan lañu nan la contrat yi tëddee lan lañ cey am yan njëriñ la ñu mun a am ak lan tamit la ñu ci warul yaakaar xam yooyu yëpp dafa am solo ndax looloo tax ëllëg werante du am ci yan jumtukaay lañ la askan wi mën a jaar parce que du ñëppay dem ci télé bi du ñëppay seetaan télé ci yan jumtukaay lañ mën a jaar ci kenn ku nekk fi nga nekk comme ni ko waxee ci numérique bi ba am information yooyu nga xam ne waaw xam nga surtout ministère bi defe naa ministère pétrole am na sitam dem naa fa sax am na site jar na dem xool am na surtout ITIE te professeur Awa Marie Coll Seck jiite ko contrat yu bari ñu ngi fa ak day def rapport at bu nekk yàggul sax bu mu génnee rapport am bu bees du affaire pétrole ak gaz rek parce que moom day wax aussi yeneen minerais yi ci or lépp or ak fer zircon affaire yooyu yëpp dana tax nit ñi xam exactement parce que day loo xam ni du Sénégal rek moo ci teg bët adduna si yëpp moo ci teg bët te adduna si dafa am kuréel boo xam ni dafa bëgg mu leer dafa bëgg aussi lépp lu ñuy jaarale mu jaar ci yoon dafa bëgg tamit lépp lu ñuy def ñu xam lu ñu def lu ñu deful kañ lañu ko def ak nan lañu ko defee kon si gàttal loolu dafa am solo trop defe naa rapport yooyu jar na xool leneen li mooy dem invité ni ngeen ma invité fii invité parce que président conseil d'administration bokkul liggéey ak directeur général ndax directeur général moo yor doxalin bi ñoom ñooy doxal ñoom ñoo am sañ-sañ ñun dañuy vérifier est-ce que ñu ngi jaar yoon wala jaaruñu yoon donc jar na ngeen invité leen waxtaan ak ñoom danañ leen wax lu gën a xóot ñun ci vérification boobu sam si nga baal ba ci vérification boobu ndax tey mën nañ jàpp ne ci signature contrat yëpp li ko loi bi tëkkee Petrosen impliqué nañ ko ni ñu ko waroon impliqué wala joué na ci rôle bi mu ci waroon joué xam nga man 6 mai laa fi ñëw donc vraiment mënuma saytu loolu yëpp d'accord te xam ngeen ni code pétrolier bi changé na ndax code pétrolier amoon na ñëpp ni dañu ko war a soppi nguur gi soppi ko ci soppite boobu d'ailleurs la ñu indi amélioration am bi Sénégal am ndax bu njëkk bi du loolu la moo ci nekkoon ci la ñu indi aussi yenn leeral yi ñu mun ci am donc loolu yëpp defe naa ni am na progression bu am loolu nag il faut ngeen saytu ko surtout am nañu chance que am na ay DG yoo xam ni ñu ngi fi depuis njalbeen donc waxtaan ak ñoom defe naa ni dana yokk xam-xam dana yokk aussi leeral mu bañ a nekk rek loo xam ni njort la xam nga njort moom mun na bañ a justement donc Samsa nga baal ma rek ñu clôture après ñëw ci beneen en fait may laajte waat tabet ci côté formation technique tey nan la ñu war a mën a def Sénégal est-ce que Sénégal mu ngi ci yoonu orientation bi nga xam ne ñu ngi orienté ay population am wala ay ndawam wala ay borom xam-xamam ba suba ñu mën a liggéey justement pétrole bi nga xam ne dina fi génne wala aussi ñu mën a dem ba gérer suñu bopp sax suñu pétrole waaw xam nga suñu ne pétrole ak gaz dañu jëkk ñu bari dañuy xalaat ni métier yu bees la li ci ëpp du métier yu bees am na métier yu bees mais li ci ëpp du métier yu bees te am nañu chance am nañu ay école yoo xam ni jàngale nañu ci lu bari tey lan mooy métier yi nga xam ne am na fi ba pare te day lëkkaloo pétrole ak gaz soo jëlee lu jëm ci génie civil am na fi école polytechnique bu Thiès jàngale na ko ay ingénieurs yu ñu naw école supérieure polytechnique jàngale na ko ak ay école privée sax yu fi nekk jàngale nañu ko ak institut polytechnique bu Saint-Louis jàngale na ko électromécanique aussi
école polytechnique bu Thiès jàngale na ko ak yeneen métier génie mécanique yooyu yëpp am na fi. donc ñooñu ñëpp dinañ mën a génie des ci pétrole génie des procédés am na fi géologie institut science de la terre mu ngi fi foofu d'ailleurs le président génne jàngale na fi lu bare mais département géologie mu ngi fi hydrologie yooyu yëpp bokk na ci lii doxal pétrole bi ak gaz bi mu ngi fi moom aussi école yooyu jàngale nañu ko mais boole technicien parce que machines yi seen bopp dañ koy dawal machines yi donte pétrole la ñuy wëgg mbaa gaz la ñuy wëgg mais machine yooyu ay machine la ñi jàng lu jëm noonu dañ cey liggéey léegi nag am na yeneen yu bees yoo xam ni doxalin la yoo xam ni yoon la xam nga droit bi ñu jàng ci université daf ci am solo ndax su ñu nee contrat yi ay juriste ñoo koy liggéey mais juriste yoo xam ni dañu xereñ lu jëm ci pétrole ak gaz donc soo jëlee juriste yi ba pare da nga leen di spécialiser soo leen spécialiser ñu mun ko am looloo tax Sénégal taxawal INPG Institut national du pétrole et du gaz première promotion bi génn na waaw dañu leen dugal am na ñoo xam ne Petrosen moo leen jël am na ñoo xam ne SAR moo leen jël am na ñoo xam ne société privée yi nga di liggéey ak Petrosen ñoo leen jël te dañuy continuer di former. te kon pétrole bi commencé na di liggéey lu ay doomu Sénégal. exactement te commencé na sax bu njëkk te génnagul ndax ñi ko doon gëstu doomu Sénégal a ngi ci gis nga beneen bi mooy ñi nga xam ni parce que du rek pétrole gaz bi ay ingénieur am na ay techniciens yu ndaw a ndaw ñoo xam ni CAP la ñu war a am wala BEP la ñu war a am wala BTS la ñu war a am wala BT la ñu war a am waaw wala yoo xam ni sax ay certificat la ñu war a am ñooñu aussi ay centre de formation am na benn boo xam ni Ndar la ñu ko nar a taxawal te ñu INPG bokk ci te BAD bokk ci ak ñeneen yoo xam ni dana former ñooñu pour ñu mën a liggéey ci pétrole ak gaz bi mais ñeneen ñi pétrole gaz di jëriñ du métier technique yi rek soo jëlee tey nga ni Petrosen trading et service dana ubbi ay station service mais station service bi ñi fay liggéey dañuy bari ndax kii pompiste bi liggéey la mais gis nañu léegi station service nekkutul rek fooy ñëw jël pétrole mbaa jënd bonbon gaz am na restaurant am na supermarché am na cafétéria am na banque am na lu bare donc day dajale métier yu bare loo xam ne nit ñi mun nañ ci liggéey booleeg nag li nga xam ni mun naa wax ni liyeewul mooy li ma la wax sànq soo jëlee suñu booru géej bi nga àgg Ndar nga dugg même lu tolloog fanweer bi juróom fukki kilomètre ci biir suuf si température bi dafa xaw a wàcc dana tax soo defee ay toile soo defee ay serre di nga mun a béy lépp lu ñuy béy ci àdduna si même sax ci réew yi nga xam ni dafa xaw a sedd tuuti loolu mbéy la moo xam ni mun nañ ko développer ci suñu biir réew te mun na nekk sax mbéyu exportation ci loolu soo jëlee réew mu mel na Kenya exportation dafa am doole trop ci affaire fleur fan la koy jaayee Europe te Kenya ñun ñoo ko gën a jekku Europe ñoo ko gën a jekku Amérique su ko munee te pétrole bi nañu permettre ñu def bay bu mel ni fleur su ñu defee lu mel noonu mun nañ ci bay lu ñu neex tey danañu exporter ay légumes ay lu mel na haricot ak yeneen ak yu ndawaan yooyu mais suñu defee ay toiles yooyu lu dul jeex la ñuy bay te xale yi ñu formé man bu may dem Maroc lu taxoon ma dem Maroc boobu tam maa ngi nekk recteur université Gaston Berger dama doon taxawal daara agriculture UFR des sciences agronomiques aquaculture et technologie agroalimentaire ma ne naa seet Maroc nan la ñuy liggéeyee nan la ñuy jàngalee ci loolu bu ma demee Agadir mais ci laa gis ñoom nan la ñuy doxalee xale yii xam nga foofu laa gis tamaate dañ koy greffer pour mu mun a jur lu dul jeex du xaaj xale yi doon def greffage bi xale jigéen lañu te dañu leen jàngal donc pétrole gaz bi mun nañu jox
lu sut pétrole bi ak gaz bi liggéey bi du rek liggéey ni métier ci pétrole bi ak gaz bi déedéet li muy jur moo ëpp solo. d'accord léegi li ñu fi dégg yëpp nga wax ñu ko mu nekk loo xam ne vraiment là ñu ngi ci am commencé am beneen vision ci impact di exploitation pétrole gaz bi dem ci Sénégal. est-ce que loo xalaat la wala ay projet la yoo xam ne instant yi dañ ko tënk teg ko nar ko doxal. waaw parce que suñu Petrosen Trading et Service taxaw na donc moom mu ngi liggéey du yàgg ñu gis ay station yu ñu bind Petrosen taxaw ci réew mi. donc lii lépp ay projet la yoo xam donc ne ñooy doxal loolu day ñëw. beneen bi suñu taxawalee pétrochimie bi boobu filière boobu ñëwagul parce que pétrole gaz bi ñëwagul. mais suñu taxawalee filière pétrochimie bi li may wax nii mu jëm ci mbay mi day ñëw automatiquement. et am na yeneen yuy ñëw affaire courant bi moom c'est immédiat c'est-à-dire que suñu tàmbalee am pétrole ak gaz loolu moom day ñëw rapidement. d'accord donc bu ñu jàppee ne 2023 la ñuy jël fin 2023 ni ko président waxee la ñuy jot première exploitation yi kon ci ñaata at la ñu mën a jàpp ne impact bi yëpp dinañ ko commencer sentir fii ci Sénégal. defe naa ni xam nga li ñuy wax ñun mathématicien la ñu de équation à retard la. c'est-à-dire mun nga jël pour nga xayma nga tardel ko at. mooy pour nga tàmbali gis mun na nekk ci at moomu bi ñu tàmbali comme at bi ci topp. ngay tàmbali gis ndànk-ndànk muy ñëw. donc mën nañu jàpp ne kon buñ ko retardé at fin 2024 war nañu mën a commencer sentir impact pétrole. peut-être même lu ko jiitu. peut-être même dafay topp rek ni mu ñëwee. d'accord mais peut-être sax lu ko jiitu. justement ma bàyyi kon dernier point bi ma bàyyi la ak Samsidine kon xam naa nga doxal ak moom dernier point politique bi justement bi nga xam ne mooy jeexal émission bi parce que dañoo xawoon a jël temps bu bari ci début bi ci côté enseignement bi donc xam nga professeur lañ dalal nag c'était normal. tout à fait d'accord donc Samsidine justement bu dee pétrole bi aussi. bu dee da ngay am loo ci tëj ak moom nga tëj ko moom. après pétrole bi juste inquiétude yi ma amoon yëpp ak question yi mu doon posé jël nga ko moo nekkoon ci les préparer comme ñu tudd la société sur les produits mu tudd dérivés yi nga xam ne. pétrole bi mën na ko génnee comme ñu doon wax ay station service ay yi nga xam ne mën nañ ko kii yooyu moom jot na ci wax. léegi peut-être bu ñu duggee ci domaine politique bi ñuy wax ni politique bi ñuy njëkk a wax dañuy dem ba Saint-Louis fi nga xam ne moom mooy sa gox. natif nga fa juddoo Bango Saint-Louis. ñu xool ni da nga déclarer sa candidature bien avant même nit ñi di wax première date bu ñu fixé date élection yi ñu doon wax ab mois de décembre boobu noonu. ñu gis ni fi nga déclaré sa candidature ba dafa am kenn ku nga xam ne yéen a bokk benn parti mu nekk fa. muy Mansour Faye mu jiite fa moom moo nekk le maire. ngeen bokk benn parti politique nga déclaré sa candidature ci même localité bi si biir boobu noonu ñu jéggaat nga confirmer waat sa candidature moom ñu laaj ko moom Mansour Faye mu ni waxu candidat dafa teel. te kuy nekk candidat du kenn koy décider ku dul parti bee koy décider récemment ma dégg la nga wax ni ñu lay wax ne la ndax da ngay confirmer nga ne waaw ñu ne ndax. parti bi moo koy décider wala da ngay demee nga ne sax mun nañ demee parti indépendant am na fi ak yéeg ce qui veut dire que ni yow bu la parti bi tabul si li ma jàpp da ngay demal sa bopp. xam nga dañu war a xalaat lan mooy élection locale. suñu ko xalaatee rek mbir yi yomb. élection locale président moomu ko parti moomu ko askan bee ko moom. ndax tuddee nañ ko local moo di ci. localité bi nit ñiy seet ñi leen doy ngir ñu jëmal kanam localité bi ñu tàmbaleen loolu ku nekk am nga ci cër te avancement bu am solo boo xam ni man damay dégg souvent ñuy débattre te kenn bariwul ñu koy wax constitution bu bees bi avancement bu am solo bu mu indi mooy sénégalais bu mu neex ci élection bu nekk mën nga tabb teg sa ndënd nekk candidat waaw bu njëkk amul woon ou dañ ko teg ci ay sart yoo xam ni dafa jafe am or tey nga nekk parti ou nga ñàkk nekk parti sart yi ñu teg ci bopp ñëpp la yem. donc nekkatul ci 10 000 signatures yu ñu doon laaj ak yooyu. waaw c'est vrai que lu ñuy laaj. parti moom la ñuy laaj. du nekk parrainage parce que tamit le parti indépendant ak mouvement civil daan nañ leen laaj 10 000 signatures minimum. waaw léegi amatul c'est vrai que lu ñu laaj parti loolu la ñuy laaj fee. amatul loolu dafa am solo trop avancement la ci suñu démocratie nit ñi malheureusement bàyyiwuñu ci xel. te c'est vrai aussi que ki nga xam ne dafa toog
yor responsabilité buggul ku ñëw ni yow tamit da nga bugg nekk yor responsabilité bi donc da ngay delloo nit ñi toujours gannaaw comme su fekkoon ni aada bu njëkk bi moo fi am or aada bi soppeeku na tey man li ma xalaat Ndar su fekkee ni askan bi jox na ma kàddoom mun naa ko jëmale kanam ci lu gaaw ci loo xam ne aussi danañu ci gis seen bopp. mais balaa ñëw dugg foofu noonu par rapport ak candidature yi dañuy wax ne ndax ay parti politique dafa am discipline de parti yi ñuy wax ndax yéen ñi yéen a koy wax ñi nga xam ne yéen a nekk politiciens yi da nga ne discipline de parti dafa am su parti bi décidé tous les militants yi nga xam ne dañoo discipliné dañoo war a ranger ci décision parti bi ñu jëf ni donc donte que li nga wax am nay jéego ci élection locale yi Sori Kaba toog na fii di wax ne bu ñu ko posé la même question moom ak Matar Ba Fatick mu ni moom bëgg na nekk candidat ñu ne ko ndax Matar Ba da ngay défier Matar Ba mu ne défier wul Matar Ba mais dafa gis ni Fatick ni mu waroon a melu ko moo tax mu fas yéene samp ndëndëm dem élection ma ne ko parti bi bu la tabee wala parti bu la tabul mu ne le moment venu dinañ xool te gëm na ni parti moom lay tab yow bu dee parti bi tabb na la nooy def bu dee parti bi tabbu la da ngay demal sa bopp par A ou B wala lan. ñun daal gis nga le 12 janvier 2020 dajale nañu suñu responsable yépp lu ci ëpp en tout cas nekk Ndar ak ci ñeenti commune yi seq Ndar département Saint-Louis muy Gandon muy Paal muy Fass muy Ndiébène Gagnoul ñu ëpp juróomi téeméer ci Prosper Dots ñu ne ñu dañu bëgg ma nekk candidat te loolu mooy seen farat loolu la ñu soxla loolu nag danañu ko def danañ nekk candidat maintenant yan anam la ñuy nekkee candidat su jamono bi ñëwee danañu ko xam mais li may feddali wax ñun on est candidat. mooy lu mënti am daal li nga nekk candidat mairie Saint-Louis. waaw loolu koy farata la wax nañu ko. d'accord léegi est-ce que tamit sam si mën nga ma may rek justement ci côté boobu parce que tamit man bëggoon naa xam tamit professeur ay relation ak le ministre Mansour Faye parce que gis nañ tamit dinaa leen bàyyi ngeen ñëwaat ci élection bi mais gis nañ tamit sortie yi tamit am na ci rebaptisation bi nga xam ne doon nañ ko def ci avenue bi ñu bëgg a tuddee Macky Sall tey est-ce que dafa am ay problème personnel entre le professeur Mary Teuw Niane ak Mansour Faye dégg amuñu benn problème kenn mësul gis ñu xuloo kenn mësul gis ñu xëccoo xeex ak yu mel noonu déedéet amul parce que sequñu ko donc loolu lu jiitu leneen li moo di parti bi la ñu bokk li ñu seq yépp te parti bi jiite ko te ñu war dem ngir gañe ko ànd nañu ci gañe ko législative yi man nekkuma woon candidat mais maa doon président comité électoral départemental bu Saint-Louis donc maa jiite comité électoral bi ñu gagné présidentiel bi maa doon aussi président comité électoral départemental ma jiitu ko ba ñu gagné donc ñun ñoo ci àndoon liggéey donc amul ci sama gisuma amul xuloo amul werante amul leneen wante doxalinu réew la suñu nee tey dañuy tuddee yoon président Macky Sall man benn parti bi laa bokk te ci njiitu parti bi laa bokk parce que maa ngi bokk ci secrétariat exécutif national bu APR mais du ma gis loo xam ne dafa ñu yàqal moo tax ma ni loolu mënul nekk. ndax loolu nan la mënoon yàqale. lu mu ñuy yàqal mooy lan yan réew la ñuy gis seen njiit ñu leen di tuddee lu nekk du réew yu ñu naw réew yu ñu nawul ñoo koy def. ñu wax ay dictature ak yu mel noonu. Sénégal démocratie bu mat sëkk. dafay entaché bonne gouvernance bi daal. day entaché bonne gouvernance bi day éthique la day yàq lu bari. or loolu dañ ko war a sàmm ni soo nekkee ci nguur ba nga tant que yaa ngi ci nguur gi yaa jiite nguur gi tant que jeexaloo kenn warul tuddee dara. dafa mel ni président joxe na leçon bi. waaw loolu ci loolu laa naroon ñëw. soo jeexalee nag mun nañu la tuddee lu bare président def na lu bare tey su fi jóge woon li wóor ba wóor danañ ko tuddee lu bare ku ko bëgg tuddee vraiment dañ ko tuddee lu bare parce que def na lu bare wante moom ci boppam président defe naa ni joxe na leçon bi mooy bu mu newee di inaugurer
le service des maladies infectieuses et tropicales bu professeur Seydi nee na professeur Seydi lii yaa ko sumb te liggéey nga loo xam ni jar na war nañu tuddee la ko wante mënuma la ko tuddee parce que yaa ngi ci biir di ci liggéey lu muy lu wér peñ donc joxe na yoon bi donc defe naa ni nañu fexe nit mun na xër loolu dafa am mais nañu fexe ba ñu rafetal jamono bi nga xam ni ñu ngi yor nguur gi ndax lépp ci nettali lay mujj or nettali bi na rafet ñun nag suñu taxawaay aussi en tant que membre du parti mais aussi en tant que citoyen mais aussi en tant que scientifique yooyu ñett mënuñu ko lëmës fàtte ko bàyyi ay safaan di dow ci réew mi loolu aussi baaxul. c'est par principe nga bañ a loolu waaye du benn problème bu personnel. non aucun problème. la preuve d'ailleurs bu ma bindee dama nii kenn tali quartier bâtiment infrastructure ak yooyu yëpp donc bàyyiwuma dara et puis dafa am aada daal suñu réew dafa am aada boobu dafa war a sax ak réew mun xam nga man damay bàyyi toujours xel ci lenn suñu réewu Afrique yi réew la yu ñuy tabax ni tubaab di waxee c'est des pays en construction donc dañu war a bàyyi xel parce que lépp luy indi safaan ëllëg mun na jur tas réew or loolu réew yu bare yu ci jaar bala ñu leen defaraat day jafe-jafe gis ngeen réew yu ñu wër am xam ngeen ci yu bare yoo xam ni tey defaraat ko du yomb te waruñu fa jaar. te lu mel ni Mansour Faye li mu bëgg a tudde président tamit mën na indi loolu. mën na indi ay jafe-jafe yu mel noonu jaru ko te du loo xam ni day loo xam ni ëllëg ñun ñëpp bëgg na président am nguur jóge fi comme ni fi Ablaye Wade jógee comme ni fi Senghor jógee comme ni fi Abdou Diouf jógee après ñu dellu si tuddee ko dara du président Macky Sall moo tuddee Abdou Diouf le CICAD Centre international de conférence Abdou Diouf du yàggul fan yi mu tuddee Ablaye Wade université du futur africain du Abdou Diouf moo tuddee woon stade de Léopold Sédar Senghor yooyu danañu ko dana ñëw. c'est pas le moment. dana ñëw. mais bu ñu gisee sa phrase boobu noonu tamit les petits gens boobu noonu moo dérangé woon ñenn ñu bëri ci phrase bi quoi les petits gens. mais sooy bind nag il faut mu saf tuuti. ci caf gi la bokk. waaw ñu gis ni bind tubaab parce que loolu. xam nga nag tubaab la parce que tamit yenn saa yi man damay wax. non c'est que dayoo Mansour Faye Sénégal moo tax du mbiru dayoo sax du mbiru dayoo xam nga dafa am solo trop. ñu bàyyi xel aussi suñu réew dañuy lakk lu bari suñu làkk yi. te jàngale wuñu ko. man ci ñi bëgg ñu jàngale ko ci laa bokk. nañu ko jàngale. wante tubaab bi ñuy jëfandikoo it nañu ko jëfandikoo ni mu baaxee. dama gis ni dafa bari safar sooy déglu étudiants yi professeurs yi journalistes yi vraiment dafa bari ay safar soo gisee même kii boobu ba phrase bu njëkk boobu am na ñu bari dañu xalaatoon ni faute la corriger ko waaw bu ñu koy reporter ci seen site corriger ko fekk ñoo def faute bi ndax xamuñu ni noonu la bindoo defe naa ni suñuy jëfandikoo tubaab bi wala anglais bi wala arabe bi wala espagnol bi nga xam ne làkku doxandéem la ci ñun nañ ko jëfandikoo ñi ko moom ñi mu nekk seen làkk ni ñu koy jëfandikoo indi woon na fi coow sax ak Abdoul Mbaye bi mu utilisé woon tamit waa APR génne du yuux alors que ne moo tubaab la boobu noonu tamit ñu dem ci politique bi tax dañuy wax ne Mansour Faye nekk maire yow nga bokk ak moom parti nga ne da ngay tab lan la Mansour Faye waroon defu ko ba doyu leen yéen nga bëgg samp sa ndënd. waaw xam nga loolu moom da nga bëgg a anticiper campagne électorale. campagne bi ñëwagul. non xam nga boo sampee ndënd. waaw boo sampee ndënd fenn day fekk ni par exemple foofu. li mu waroon def la deful. xam nga wala nit ñi doon xaar si moom lañ gisul doomu ndar yi. dama ci am kontaan trop. vraiment bare na ci ñoom macha allah ñu am cofeel ci ñun et puis ñu wóolu. te ñu nit dañu am cofeel ci ñoom te bëgg ndar ni mu nekkee woon
ñu ràññee ko ci Afrique ndax bu ñu fàtte mukk Ndar moo nekkoon capitalu AOF ensuite Ndar moo jëkk nekk capitalu Sénégal loolu dañ koy fàtte léegi damay gis ni ñu bari xamatuñu ko sax xale yu ndaw yi xamatuñu ni première capitale du Sénégal Ndar la woon donc Ndar dafa war a dellu ci rayonnement et puis Ndar dafa am bindin boobu barewul ci àdduna dëkk bu am loolu nga am géej nga am dex nga am ay dun nga am langue de barbarie li tubaab di wax presqu'île même li ñuy wax continent bi muy soor du continent parce que dun bu mag la dafa yaatu rek te dex gi sew mais île Ndar te mu nekk ci loo xam ni dafa dësu ci place u mbey place u càmm place u napp place u sax gàncax ak ay bàyyima ndax parc yi Ndar bari na ay parc Gëmbël Langue de Barbarie parc de Djoudj ak yooyu bari na donc Ndar li ñu mun a développer dafa bari macha allah te loolu li koy indi mooy li ma jëkk wax ci sànq bu ñuy wax affaire xëy bi il faut nga am un plan stratégique boo xam ni doomu Ndar yépp ci d'accord ak doomu yeneen ñeenti communes yi parce que aussi damay wax ni looloo tax may wax toujours di rappeler Ndar Gànnoo Paal Faas Njëbeen Gànjool il faut que ñoom ñëpp ñu ànd ci ñu lënkaloo ngir ñu mun a tabax Ndar ak ñeenti communes yooyu mun a jëfandikoo aussi njëriñ bi nar a ñëw parce que pétrole gaz bi mu ngi suñu côté dana am lu ñu ci am parce que foofu la ñu ko trouver te loolu mooy lii yoon yi joxe donc ñu mun ko jëfandikoo ngir defaraat Ndar defaraat bi mooy kaaraange bi mooy xar kanam gi mooy sécurité bi mooy leer bi mooy tilim bi. ñu ne Ndar dafa tilim. si yow du man rek demal ci réseaux sociaux yi. bés bu nekk ñu woon la ay. constaté nañ ko mais tamit am na projet Ndar nañ bi nga xam ne Martou Faye lancé na ko. bu ñu wax ci leeraayu Ndar xam nga man damay wax rek du xooluma Mansour lu mu def lu baax na dégg nga parce que li ñu bëgg ñun du ñu wax diw deful dara dañu ñun suñu ñëwee danañu def lu ëpp li mu def. tu vois c'est ça la ñuy def. ñun waxuñu dooma dégg mu may wax lu ñaaw jëmale ko ci moom wala jëmale ko ci keneen ndax doomu Ndar yi dafa am lu ñu boole. doomu Ndar yi xamuñu yenn xuloo yi xamuñu yenn xiiroo yi xamuñu yenn ŋaayoo yi parce que suñu yariñ moo tax bi xamuñu ko parce que suñu la nee doomu Ndar dañu lay wax jàng na alxuraan dañu lay wax jàng na tamit école wàcc na alxuraan am na lijaas am na yariñ loolu la ñu lay waxee doomu Ndar donc loolu dañu ko téye mu nekk loo xam ni valeur la ci ñun mais te ni ñuy defaraatee dëkk bi aussi dëkk yëpp parce que mooy problème bi war na indi xëyu xale yi loolu aussi dañ ciy liggéey du xëy boo xam ne rek da nga koy inventé. mais ci xëy boobu noonu la ñuy wax nga créer benn GIE rek ni GIE bi xale yi yéen GIE la ñëw leen ñu financer leen. xëy boobu amul benn njëriñ. léegi ci ndax du sax ci la ñuy duggee ci peut-être dernier point bi ñuy wax la suppression des villes bi ñuy jóg lan moo ci sa point de vue yow. waaw xam nga li ñu tàmbalee Ndar defe naa ni wax na la ñun suñu sensibilité ndax ressortissant des 4 communes muy Ndar muy Rufisque muy Gorée muy Dakar donc dëkk yooyu dafa sax ci suñu taarix comme dafa sax ci suñu taarix moo tax suñu nee suppression des villes man dama xamul exactement lan la ndax su fekkee dañu nar a dindi Ndar kenn mënu ko dindi Ndar doomu Ndar yi Ndar moom ñëpp xam nañu Ndar la te su dee réforme boo xam ne dafa lié ak acte 3 aussi dama bëgg a xam nan lay demee ndax
gis naa ni ñetti catégorie moo am tey ci réew mi benn bi mooy lu mel na Dakar lu mel na Pikine lu mel na Guédiawaye li ñuy wax ville bi dafa yem ak département bi ci territoire bi soo jëlee deuxième catégorie bi mooy Rufisque ak Thiès day nekk ville mu am ay commune ci biiram mais nekk ci département bu ko gën yaatu bu am yeneen commune mu am mujjanteelu catégorie bi mooy yeneen commune yi Ndar ci yooyu la bokk yan coppite la ñu nar a indi yan changement yan coppite mais pour man li am solo mooy benn lu ñu teg mun nañu seet lan moo koy yokk loolu ci doxalin la ci lépp la wante li am solo comme ñëpp ko bokk surtout que dafa concerner à la base les élus locaux les citoyens def naa waxtaan ci dafa baax man li may ñaan rek ci lu mel noonu fekkee xalaat bi ñu teg xalaat bi ensuite waxtaan ci ndax dëgg la am na ay jafe-jafe gisoon nañu ci Guédiawaye problème mu ñaari commune affaire marché kan moo war jël fii lii kan moo war jël fii lii yenn saa yi commune amatul commune d'arrondissement mais bu njëkk commune d'arrondissement lañ leen la wax ñu ne boobu ville bi day jël xaalis bu bare te du leen sedd lu bare peut-être que yooyu yëpp mun nañu ko seet nan lañu koy régler ba mu nekk loo xam ne ñëpp ci tënku te mu nekk loo xam ne dafa ñuy jëmal kanam xam nga société ci acte 3 bi ci njëlbeenam benn idée boo xam ni président dugaloon na ko moo doon ñu fexe dépasser les régions indi li ñuy wax territoire li ñuy wax territoire mais gis ngeen ni affaire bi depuis bu ñu ko xalaateeg léegi tegaguñu ko lu tax tegaguñu ko c'est que am na foo xam ne yomb na fa am na foo xam ne yomb fa parce que soo jëlee Casamance c'est naturel territoire Casamance defe naa ne amul laam-laami nga jël région Ziguinchor région Sédhiou ak région Kolda nga jël mun naa wax territoire Sénégal oriental amul problème nga jël région Tamba ak région Kédougou territoire Sine Saloum amul laam-laami nga jël région Fatick région Kaolack ak région Kaffrine boole leen mais soo jógee ci loolu territoire yi day jafe tabax ndax région du fleuve moo amoon région du fleuve amoon mais bu ñu ko tasee def région Matam ak région Saint-Louis léegi est-ce que da nga leen di delloo est-ce que waa Matam waa Podor dañu koy nangu est-ce que sax Louga ak Diourbel est-ce que région Louga da nga koy delloo si ak Diourbel naka nu Thiès foo koy def ndax day nekk benn région ndax dafa am doole économique wala Cap-Vert day ñëw Dakar su ñëwee Dakar mun nga wax ni koom-koomu réew mi yëpp presque def na ko ci ñaari région yooyu est-ce que loolu du indi déséquilibre xam nga dafa laaj idée bi dafa am solo parce que day tax potentialité économique yi gën a fës mais dafa laaj waxtaan laaj diisoo laaj aussi nit ñi ñu nangu ko mu nekk seen xel defe naa ni waaw defe naa ni loolu man loolu laa ci gis na waxtaan bi am na li nga wax inclusif participatif na loolu am su loolu amee defe naa ni dana dédramatiser d'abord justement parce que il faut dédramatiser parce que ñu bare tàmbali nañu jóg samedi bi Rufisque laa nekkoon gis naa ay doomu Rufisque tàmbali taxaw ni kenn du supprimer ville de Rufisque mais tamit xam nga moo tax ma xalaat ni war na ñu ànd ak dal bu baax a baax surtout que temps bi am na ñu xool nan li ñuy waxtaanee pour améliorer gën a fexe ba acte 3 bi jege nit ñi ñaar découpage bi méngoo ak potentialité économique bi sociale bi ak aussi structure société bi parce que plus mu homogène mieux c'est. ok. loolu li nga doon wax ci problème boobu noonu sax ñuy wax ay jóg ni ville. turu ville taarix la comme li nga doon wax Ndar. par exemple bu ñu demee bu bëgg a dindi turu ville. est-ce que par exemple au niveau international du poser problème ñu doon dañuy gis ñu naan la ville de Paris ville de Nangam par exemple yooyu noonu soo ko bëggee ñu koy dindi ñuy rencontrer comme keroog Kouthia mu ngi tooñ di xam ne par exemple su ville su mu tudd maire de la ville de Paris bëggee ñëw Sénégal mu ngi rencontrer ñëw Sénégal ñu ne kan moo koy dalal alors que bu ñu supprimer la ville de Dakar
kan moo ko war a dalal lan la ñuy wax c'est le président du conseil wala c'est kan moo war a dalal kii côté boobu noonu dañuy xool ndax actuellement dans le monde les villes la ñuy jaay ndax Paris suñu jëlee par exemple la France amul lu muy jaay lu dul Paris ndax dañ koy ndamoo sax français loolu wax ñu ne la Paris léegi ñun Dakar bi nga xam ne par exemple ak Saint-Louis bi nga xam ne moom lañ doon ndamoo seen taarix boobu suñ ko bëggee dindi est-ce que psychologiquement wala su kii maam nu mu nar a demee ci yow. waaw li am solo mooy li ma wax rek na nit ñi waxtaan parce que waxtaan mooy indi problème yi nga posé yépp nan ban solution lañ koy régler ba kenn bañ njorte ni dafa am lu làqu ci biir loo xam ni da koy gaañ. defe naa ni Sénégal dañu parparloo bi dafa ëpp. c'est-à-dire que tout le truc lu ñu jël c'est politicien. loolu la ñu war a fexe dindi suñu ko dindi li ko mën a dindi nag mooy waxtaan bi ku nekk teg fële sa ay comme on dit sa ay cumukaay teg ko fële ñu toog waxtaan ci surtout on a des élus qui ont quand même de l'expérience. D'accord. Justement donc dafa mel ni temps bi dépassé woon nañu ko sax sam si benn question bi mooy par exemple par rapport ak troisième mandat bi ñuy wax troisième candidature sax la ñuy wax bu président Macky Sall lan moo ci sa xalaat. dégguma président ni candidat la wala du candidat. am na ci droit wala amu ci droit. loolu du sama sañ-sañu conseil constitutionnel xam nga lu mel noonu amoon na fi jamono Ablaye Wade mooy bu mu nee day candidat am ñu ni mun na ko nekk am ñu ni munu ko nekk kan moo teqali mooy conseil constitutionnel mais mujjantal bi kan moo teqali askan bi donc ci loolu man je suis respectueux des institutions ndax suñu dowal ci réew aussi wax naa ko ci njëlbeen bu ñu tàmbalee suñu waxtaan réew pour mu dox institution dafa am solo fekkee ku nekk li nga xalaat sa bëgg-bëgg rek nga xalaat ni moom mooy tegu réew du dox ci werante la ñu nekk réew yi nekk développement soo jëlee États-Unis romb nañu ñoom élection boo xam ni mënoon a tas dëkk bi muy Trump ak Biden mais lu tax dëkk bi tasul c'est que institution yi ñoo dëgër même fi nga xam ni républicain yi ñoo fa yor nguur gi fu mel na Géorgie te mu stratégique bu fa Biden gagné dañ ko jox moo gagné soo gisee tey depuis démb ñu ngi wone audio boo xam ni Trump mu ngi doon wax ki fa jiite affaire élection yi na fexe bi mu am 11 000 voix de plus ngir mu gagné Biden ñu waa ji nangu ko parce que institution la moo tax dañu war benn ñi yor suñu conseil constitutionnel ñu taxaw bu wér taxaw bu am fulla ak fayda ñi yor cour suprême taxaw bu wér bu am fulla ak fayda ñi yor tamit ci yoonu politique bi ñoom it ñu bàyyi li nga xam ne mooy cëru institution yi doxal ko wante liy des ba muy des mooy lenn kenn mooy dogal en définitive suñu génnee yàlla ci mbir mi c'est vrai que du génne yàlla ci ñoom la koy doxal ci ñoom la koy jaaral mooy askan bi mais professeur suñu xoolee par exemple sénégalais yi tax ñuy wax mooy dañuy bañ jaan bi maatoon bi ñu maatoon si jamono Ablaye Wade maataat ñu mooy 2011 dafa am ay nit ñi fi dee ci ndax la dañuy taxawoon Ablaye Wade amu ci droit yéen ñii taxaw ngeen taxawoon ne Ablaye Wade amu ci droit Macky Sall la ñëw ni li Ablaye Wade def moom du ko def te suñ naree toog fii di xaar ba 2024 naan ndax day def li Ablaye Wade defoon wala du Ablaye Wade deful doon tam loolu day poser problème ndax politique def ànd ak ñaar éthique ak morale bu ñu demee ba politiciens yi nga xam ne peut-être yéen ñi koy def nit ñi dañuy toog ñii laam-laamee naan le dernier mot revient à terre alors que ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ànd ak nit ki sax ne nit ki soo ànd ak moom da nga koy wax dëgg su nekkul ci dëgg da ngay taxaw ne ko yaa waxoon nangam ñu ànd ak askan bi ne la lii la wax dina ko def ndax Macky moo fi taxaw ne ñaari mandat lay def bu 5 ak bu 7 ba léegi nii nangul leeral li ngi day def wala du def yéen ñi ànd ak moom est-ce que jotul tamit ngeen taxaw ne ko suñu kàddu lañ joxoon askan bi ndax politique nag éthique la ak morale te joxe nañ suñu éthique joxe nañ suñu morale toog di seetaan askan bi bu subaa est-ce que di ngeen am taxaw mën a jàkkaarloog Sénégalais yi taxaw naa leen joxaat leen. xam naa mu tontu ci question boobu rek ñu tëj. waaw xam nga yow journaliste donc li nga bëgg mooy lu fës nga am scoop. non du lu fës. déedéet taxawal rek may ma rek ma àggale
dafa am solo trop loolu nga bëgg et je comprends. c'est que moor yi lay bañaat. déet dama koy comprendre. wante ñun tamit li ñu la wax lu taxaw mooy réew institution moo koy doxal. man de loolu soo ma gisee depuis ñu tàmbali émission bi ak léegi soo seetee wàccuma loolu. institution réew mu amul institution ci tas nga jëm. te soo fa jëmee du lu baax. en 2012 du conseil constitutionnel nee na Ablaye Wade mandat boobu bokkul ak beneen bi. donc constitution bu bees bi lalul boobu dem na élection. ku organiser élection yi. lu ci mujj. dafa perte. donc nañu respecte suñu institution. justement ni ñu koy waxee rek dëkk yi soxlawuñu des hommes forts mais des institutions fortes. justement donc ci conseil constitutionnel boobu dañuy profiter justement di jaale waale tamit ki nga xam ne mooy présidente bi fi jóge madame Diaw Fall justement. yàlla na ko yàlla yërëm tegee fi. waaw yàlla yërëm ko aussi di présenter suñu condoléances ci turu Actu 221 ci peuple sénégalais bi yëpp mais précisément ci corps judiciaire bi. donc xam naa dama leen di bàyyi ngeen nuyoo mais balaay boobu pour samse dinañ laaj professeur ba xam pare na pour vacciner ou en tant que scientifique. vaccin Covid-19. ban vaccin. dafa mel ni Pfizer wala Pfizer ak Moderna léegi mën nañ ko jël OMS homologué na ko ministre bi waxoon na ne OMS la ñu bokk te dañuy déglu homologué. man de vaccin bi nga xam ne sama réew boobu la tànn danaa ci vacciner. bu ñëwee di nga vacciner vaccin bi sama réew tànn. danaa ci vacciner. d'accord donc loolu leer na donc ñu bàyyi la nga tàggoo. maa ngi leen di gërëm. di leen sant bu baax ci waxtaan bi ñu def te su amee njuumte ñu baal ndax du suñu coobare su amee safaan it ñu baal ñu ndax du suñu coobare di nuyu seen téléspectateurs yi ak seen téléspectatrices yi di leen gërëm di leen sant te di ñaan yàlla aussi yàlla may leen ndam ci seen liggéey te yàlla def at ñuy dugg mbas mi yàlla dindil ñu ko te indi fi xéewal bu ñu njortuwul et surtout ñépp tënku ngir jàppale xale yi ngir ñu mun a gëm seen bopp mun a gëm seen réew mun a tamit gëm Afrique ngir mun a tekki am jumtuwaay yiy tax ñu tekki ci réew mi ak ci Afrique. d'accord loolu tamit ñu ciy ñaax nguur gi di ko ci woo tamit di ñaan aussi ndax mooy suñu njariñ ñun ñëpp justement Samsidine donc loolu mooy say dernier mot. waaw di amaat mbégte ak contentement rek doon jàkkaarloo waat ak téléspectateur A221 yi di wax ni tey professeur lañ fi dajal moom lañ fi dalaloon suñu plateau di kontaan peut-être ak dal gi ma am ak sérénité bi ak peut-être réponse yi ñuy jox. dañuy comprendre que ni benn technicien moo doon wax lu muy wax li yëpp da koy teg ci ay code moo tax waaw ñu amaat ci loolu dañuy tàggoog téléspectateur di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah. d'accord ñu leen jox dafa mel dafa am ay jafe-jafe ak dig daje. jox dig daje. non dinañ jox dig daje. d'accord loolu ci loolu aussi laay jëlee kàddu gi ma remercier suñu téléspectateur A221 di leen rappeler ne yéen ngi nekkoon cette émission face à l'actualité ñu dalaloon l'éminent professeur monsieur Mary Teuw Niane nekk président conseil d'administration Petrosen Holding nekk fi tamit ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mais aussi nekk candidat fi nga xam ne mooy maire Saint-Louis ñu sekkoon ay waxtaan ci lu jëm ci wàllu actualité bi waaye tamit ci lu jëm ci wàllu pétrole foofu tamit am nañu mbégte trop ci leeral yi ñëw ndax yu bari leer na fi yoo xam ne xaaruñu ko woon donc justement ak ci wàllu politique bi tamit daanaka lu ci mel ni yëpp ci kanam lay gën a leer donc ñu gis ne voilà amoon dalloo nañ tey ni ñu ko xamee mu dal ni ñu ko xamee ci xam-xam ni ñu ko xamee ci logique ci noonu la ñu waxtaane ci ñu koy remercier ci disponibilité bi di remercier Samsidine mi ñu ci àndaloon di leen remercier yéen tamit ñi ñuy seetaan di remercier suñu partenaire Jamel Logistique di leen jox dig daje ba beneen incha allah. A221, une autre vision de la télé.